RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. RFM Matin 7h40 ñu dalal sunu gan Abdou Khafor Touré ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax sëñ Babacar. da ngay yëngu ci wàllu politique xam nañ ko bokk ci APR démb da ngeen a sos benn kuréel tuddee ko initiative 2035. dañ ci waxtaan ak yow ànd ceeg Georges Déthié Diop. ñu gis ci biir loola ay directeurs généraux société nationale wala ay agence gis nañ ci tam ministre du tourisme Mame Mbaye Niang waaye yéen lan moo leen tax a jóg ngeen ni da ngeen bëgg a défendre Macky Sall mel ni Macky amul parti wala amul mbootaayu parti mel ni Benno Bokk Yaakaar lan mooy seen yitte dëgg-dëgg. waaw maa ngi lay gërëm Babacar di la nuyu di nuyu Georges di am mbégte teew fii encore tey. waxtaan lu jëm ci loolu ak yeneen yoo xam ne nii concerné na réew mi di nuyu auditeur ak auditrices yu RFM yëpp. initiative 35 muy plateforme boo xam ne nii dañ ko tabax mu jëm ci loo xam ne nii kuréel buy xalaat ci mbiru réew mi mais buy jël ay initiative politique pour défendre président Macky Sall mais du juste défendre président Macky Sall je pense que boo xoolee ñi daje ci biir ñëpp mais défendre googu moo ñu xaw a jaaxal. non ndax koo xam ni nekk nga njiitu réew am parti politique am ay porte-parole. ci gouvernement ak ci parti am mbootaayu parti Benno Bokk Yaakaar ngeen bëgg a mel ni kuy yokk ci xar mi karaw. non yokk ñu xar mi karaw c'est vrai président am na parti am na coalition am na ñu bari ñu koy jàppale mais lii bokkul dara ak loolu parce que lii. dafa nekk lu bees ay ñoo xam ne nii ñu bokk ay valeur bokk gis-gis. ci réew mi ci tolluwaay. yéen ñëpp kenn amul kenn ku ci bees. non kenn beesul beesu leen. waaw mais kenn beesul mais ñi ànd tey ñi ànd ci kuréel gi musuñoo ànd li dajaloo ci kuréel gi musuñoo dajaloo ci benn kuréel dafa nekk ay ndaw ñoo xam ne nii ñu am tolluwaay boo xam ne nii ñii am 35 ans ba 50 ans ñu jàpp ni réew mi fi mu toll. politique bi ni muy doxee ci réew mi ak sujet yi nga xam ni ñoo nekk ci débat public bi am na solo ñu déplacer débat bi jël les questions yi am solo pour askan wi muy question développement muy question sécurité muy question sociale muy question ndaw ñi question yooyu ñu indi ko fi dañu gis ni ci taxawaayu politique dañu gis ni lépp ñu ngi ko teg ci question élection ci question dialogue ci question parti politique question yoo xam ne nii yu ñàkk solo la ñu ne ñun ñi nga xam ne nii histoire dafa fekk ñu ànd ak président Macky Sall jàpp ni yoon bi mu jëmale Sénégal ci plan Sénégal émergent ci 2035 nga xam ne nii dafa transcender ay mandat moo nekk yoon bi gën ci ñi nga xam ne nii am nañ projet politique ci biir réew mi ñu ne nag comme ñun dañu def option politique ànd ak moom di liggéey ak moom bugg mu gagné 2019 il faut que ñun génération boobu ñu dajaloo mais defuñu ko pour président Macky Sall. il faut mu leer. il faut mu leer que li ñuy def ñun ay ndaw lañ. xam nañ ñu si politique. yàgg nañ si politique. li ñuy def dañu am détermination suñu bopp lañ koy defal. mais laaj bi mooy parce que dañu engagé wu ci cause Macky Sall. laaj bi mooy au delà de Macky Sall. li nga xam ne moom lañ teg suñu bopp lañ koy defal. je pense que loolu. laaj bi mooy ñenn ñu bëri ci yéen a ci biir parti xanaa parti yi defuñ li nga xamante ne moom moo nekkoon seen wareef. non parti baa ngi def wareefam mais dafa laaj tolluwaay am na ñoo xam ne nii parce que lii am na ñu nekk ci biir parti bi am na ay combattants démb am na ñoo xam ne nii tey la ñu ñëw jàppale Macky Sall am na ñoo xam ne nii musuñu politique mais ñooñu ñëpp il faut ñu trouver cadre bu ñu leen dajalee mais lii unité spéciale la xam nga sama comme suma xarit Mame Mbaye Niang nu mu koy waxee ay force spéciale la unité spéciale la unité la pour joxe seen wàll aussi ci biir combat bi. nga xam ne nii non du guerre xam nga politique politique aussi ci définition ci yeneen yi mën nañ la ne c'est aussi une guerre dans une forme très civilisée ak yeneen arme politique loolu la parce que ku nekk. jàpp nga sa gis-gis moo gën di nga utiliser arme yi nga xam ne nii moom nga am pour que sa gis-gis nit ñi jàpp ni loolu moo gën ci loolu jaxasewul non xam nga Babacar du ma la bàyyi tey nga saax-saaxee ma non parce que boo ko defee il faut que tamit ñuy placer ay questions dama ni lii day jaxase carte gi ndax leer na ni parti bi am porte-parole parti Macky Sall gouvernement bi am porte-parole yéen ngeen jóge fu leen da ngeen koy défendre c'est que lii ngeen di def nii
du neex ñii nga xam ni ñoo fi ne ñu dénk leen i cër te ñu war a ne ñoo war a waxal Macky Sall. non san amul xam nga bu débat bi bu ñu ko indee côté boobu rek day yàq parce que lii kuréelu ñi bëri ñu nekk ci kuréelu parti bi ñu ngi fa woon démb ñu ngi si mbir mi ay responsable ñoo xam ne nii ñu ngi ay responsable lañ ci biir parti bi muy responsable même jeunes yi Thérèse Faye Diouf mu ngi fa ay ñoo xam ne nii responsable lañ ci cadre yi ñu ngi fa am na ñoo xam ne responsable lañ ci parti bi ñu ngi fa donc bokkul dara ak parti bi ku porte parole coalition Benno Bokk Yaakaar chargé de la communication Bokk Yaakaar muy Pape Mao Sémou Diouf mu ngi ci biir mbir mi donc bu ñu jaxase loo xam ne nii bokkul lii nekkul en concurrence ak communication parti bi nekkul en concurrence ak communication Benno Bokk Yaakaar parce que ñi ko yor ñu ngi ci biir lii projet politique la boo xam ne nii dañu ne li ñuy liggéey war nañu lancer cadre boo xam ne nii ñëpp dinañ ci retrouver wu ñu lancer cadre à la jeune génération à la jeunesse pour ñu dajaloo pour travailler ba nga xam ne nii jàpp nañ ni vision ak politique bi nga xam ne ni président mu ngi koy doxal te ñun ñu gën jàpp ni ci projet politique boobu la ñu bokk moom la ñuy liggéeyal ñu jàpp ni moom la ñu war a liggéeyal pour que sénégalais yi yëpp en majorité xam ni approprié wu loolu ba président mën a jàll 2019 loolu nag am nañ ci droit yii nag voilà fa laa bëggoon ñëw ndax nee nga ay mbirum développement moo leen soxal ngeen jël tuddee mbir mi initiative 2017 tënku sax ci plan Sénégal émergent 2035 plutôt est-ce que yéen du li leen soxal seulement du wàllu politique doon te sax da ngay bañ ne mbir mi du mbirum politique ndax 2019 moo leen soxal xam nga mooy li ma la wax ñun lii ñuy def nii c'est inédit te boo xoolee ñi si nekk ñëpp c'est souvent nouvelle génération bi la. seulement da ngay bañ politique mais mbir politique la mais dañu ne ñun si vision lañ nekk li ñuy def dañ ko xam te ñu ci bari am nañ jaar-jaar ci réew mi mbir mi ñi ci bokk depuis ndaw tombé wuñ ci politique par hasard te li tax ñu yóbbu ko initiative 35 perspective boobu la ñu jox suñu bopp donc perspective bi ñu jox lii sax dépassé na 2019 dépassé na 2024 dépassé na 2030 mu ngi jëm ci 2035 mi nga xam ne nii muy horizon PSE mais non waxuñu yeggaguñu foofu dañu ne ñun Sénégal la ñu mettre en avant mooy Sénégal am na ñeenti président tey ñu ngi bientôt 60 ans indépendance président bu nekk am na jéego yoo xam ne nii teg nga ko fi mais ñun tey fi tolluwaayu réew mi toll ak débat yi nga xam ne nii fa lañ bëgg a yóbbu réew mi ñun jàpp nañ ni war nañu taxaw ki ñu àndal fi mu jëmale réew mi mu yeggali ko mébétam ci réew mi yegg mais bu weesoo loolu ñeneen ñi nga xam ne nii ànd nañ ak bokk nañ gis-gis ñu kon ne réew mi mais en tout cas cap bi mu tracé pour 2035 jàpp nañ ni Sénégal bu fa yeggee njëriñ la pour réew mi parce que Sénégal tey def na ay jéego xam nga débat politicien bi moo fi nekk mais ñëpp kuy waxal yàlla xam ni si réew mi mu ngi def ay jéego réew moo xam ne nii pétrole ak gaz mu ngi fiy ñëw fii ak juróomi at loolu buñ ne réew moomu amul espoir kooku waxu caaxaan la donc ñun dañu jàpp ni Sénégal am na ñaari alternance démocratique 2000 ak 2012 Sénégalais yi voté ñu xëy ñëpp dem liggéey 2019 bu ñu voté bu ñu xëyee ñëpp dañuy dem liggéey donc ngir yàlla nañu Sénégalais yi ni ñu responsable yi na acteurs politiques yi responsable bu élection amee ñu voté ki ñu voté ñu jox ko confiance kooku teg programme am liggéey ñeneen ñi dem defi leneen ba ñu wóolu leen bala moo neex foog nga déglu nu tuuti yaa ngi naan nañu silwiseel débat beeg yooyu waaye yéen ngeen ñëw ne armée ngeen yor seen i ngànnaay ay colonel ki général non waxuñu loolu de non suñu déclaration liminaire boo ko liiree affaire armée nekku ci ni nga ko expliqué non affaire armée nekku ci affaire armée ci waxin waaw non waxuñu nekkuñu ci guerre vraiment mun nañ ne ku nekk parce que li ñu dajale ñu nekk di ñu jógee nu ma koy waxee ci tubaab d'horizon divers ku nekk ak personnalité yi bari nañ égo yi nit ñi ku ci nekk ak tempérament am ak ni muy waxee loolu mooy waral parfois am na ñoo xam ne nii oui ils ont un langage guerrier et tout mais li am solo mooy nekkuñu jëmuñu ci guerre parce que Sénégal mais c'est que bu ñu leen déggee démb da ngeen naan doo leen mayte kenn fi mu attaqué Macky wala mu wax ci régime bi te fayu tontuwu leen. est-ce que fayu leen est-ce que non fi may ñëw may ma daaneel. est-ce que nga yaakaar ne
loolu c'est une bonne stratégie pour ab initiative 2035 bi nga xamante ne xëy na li am solo moo ko tax a jóg ndax yéen waru leen xaar ñooñu. non li ngeen laaj noonu loolu aspect la rek ci globalement li nga xam ne nii moom moo ñu tax a jóg suy opposition moi je pense. parce que ñoo leen tere nelaw. non xam nga gis nga il faut du ñu perdre de vue l'essentiel xam nga nguur boo ko yoree ñu wóolu la nga dem élection ñu wóolu la ki nga xam ne nii yorul dara li ñuy wax borom cax du xeex ak ku yorul cax sénégalais yi laajuñu Idriss Seck compte laajuñu ñeneen ñi nekk ci mbedd mi compte Macky Sall la ñuy laaj compte 2019 donc ñi ànd ak Macky Sall lan mooy seen wér naka la ñuy def ba jàppale ko ba li nga xam ne ni moom lañ ko dénk mu yor ko mu méngoog bëgg-bëggu askan wi nekk ci bëgg-bëggu askan wi ba pare wan askan wi ni ñu ngi liggéey ci loolu moo am solo ñeneen ñi lu leen neex ñu wax mais ñun ci perspective boobu la ñu nekk mais pas ci perspective xuloo ak opposition bi parce que tey Sénégal amul tey nga jël ñiy wax ni dañu bëgg réew mi ñëpp koo xam ne nii aujourd'hui teg na programme politique alternatif man gisaguma ko ci réew mi koo xam ne nii programme politique alternatif am na fi gisaguma loolu ci ay waxu caaxaan lañ nekk mais loolu mun ñu ne nañu ñëw si les vraies questions. looloo tax nga jógee sax ci non xam nga li tax bokk na ci. bokk na ci parce que xam nga bokk na ci boo xam naa débat boobu defoon nañ ko fi duñ ci dellu si waat mais bokk na ci parce que gis nga Sénégal dafa nekk en mouvement ñun ay doomu Ablaye Wade lañ ñoo naa été formés politiquement par lui jàpp naa man ci valeurs yi ma partagé ak Macky Sall moom aussi ci en partie am na héritage Ablaye Wade loo xam ne nii am nañ ko ci li nga xam ne nii liggéey nañ ko ci réew mi Senghor liggéey ko Abdou Diouf def ko vision bi nga xam ne nii Ablaye Wade tracé na ko te loolu ñu koy revendiquer toujours. dama yaakaar ni mouvement boobu dañ ko war a yóbbu théorie bi bëri na. non amul théorie xam nga léegi dama bëgg laaj la benn mbir mooy. na ngeen ni da ngeen a jóg pour taxawu Macky Sall di ko défendre. nar ngeen a défendre ku naqaree défendre ndax liñ koy jiñ bëri na. te am na loo xam ne daf ni fàng ku mu jot ni mën na ko sonal ci wàllu politique mu sàkkal la pexe. Karim Wade Khalifa Sall. loolooy discours opposition bi. ba noppi ñu joxoñ ay loo xóor ci ñoo xam ni dénk nañ leen ay mbir jamono ji moom Macky Sall mu dénk leen ko. def ci rapport ak ñoom seen ñu ne ci cell. ba pare ngeen ni da ngeen a jóg défendre kooko. seen liggéey dana metti. non du metti xam nga ñun dañu bëgg a ñëwaat sur li ma koy wax rek sur li nga xam ne nii débat bi mu nekk ci éducation fu mu tolloon juróomi at après est-ce que éducation bi avancé na wala avancé wul santé bi fu mu tolloon est-ce que juróomi at après santé bi avancé na wala avancé wul démocratie ak doxal yoon ci la bokk. démocratie bi est-ce que tey ak doxal yoon. waaw maa ngi ñëw démocratie ak doxal yoon est-ce que démocratie bi renforcé wu na Sénégal am déet waaw wala déet est-ce que justice mu ngi dox comme ni mu waree waaw wala déet yaakaar naa ni loolu yëpp démocratie mu ngi dox justice mu ngi dox maintenant xam nga Sénégal nag bu fekkee ni dañoo bëgg nekk réew moo xam ne nii. homme politique ñoo defal naa rek Khalifa Sall gi lépp a ngi dox ci yoon. maa ngi ñëw Babacar bu fekkee ni man débat de principe et de fond ci politique bu fekkee ni Sénégal man je fais de la politique depuis ma nekk ndaw bu fekkee ni Sénégal dañu war a nangu ni homme politique. ku ci dem yoon rek affaire politique la bu la neexee man sama bureau ma xëy di def lu ma neex luubal alalu askan wi suba suñ ma jàppee man ni waxu politique la dama ne loolu amul solo affaire Khalifa Sall man du ma ci sori li ma ciy wax mooy parce que jugement bi le 3 janvier la est-ce que fausse facture am na wala amul est-ce que 30 millions doon na génn chaque mois ñu ne facture dugub facture ceeb te jënduñu ceeb ak diwli loolu bu fekkee ni leer na ci bopp Sénégal yëpp damay joxe beneen exemple. Premier ministre Abdoul Mbaye am na fi problème ci biir këram duñ ci delluwaat dafa ne woon problème politique la ba ko tribunal joxee dëgg est-ce que déggaat nañ fi wax boobu alors Sénégal dañuy jël question yu am solo ñu politiser ko. loolu président Wade doon nañu jàng Sénégal question bu essentielle. soo ko bëggee ñàkkal solo Ablaye Wade moom ngay bàkkoo Ablaye Wade mi ngay bàkkoo def na ko ba tey bàyyi ma yeggal Ablaye Wade mi ngay bàkkoo def na ko ba tey. waaw bàyyil ma wax fi ma jëm ci question essentielle. Sénégal dañ koy jël politiser ko ñàkkal ko solo. xam nga gis nga reddition des comptes ak haute responsabilité redevabilité homme politique yi comme ñi kii sàcc ginaar comme kii sàcc leneen homme politique yi dañ leen war a juger comme tout le monde. Khafor ji wàcc yoon ñu teg la ci yoon. Khafor est-ce que tey. waaw nekk nga à l'aise ci
débat yu mel ni mbirum Khalifa Sall mbirum Karim Wade ndax ay jamono bokk amoo woon position bi. non moi j'ai toujours eu la même position. bi ngay nekk ci beneen boor ba même position de principe sur la question de la reddition des comptes. gis nga xam nga Sénégal mënuma nekk di liggéey honnêtement pour sama réew sàccuma jëluma alalu réew mi au moment où ñenn ñi ñu ngi liggéey honnêtement fekk ñeneen ñi bu ñu xëyee suba ba ngoon ñu ngi xool li ñu leen dénk naka la ñuy def pour luubal ko. loolu dama ne góol mooy question essentielle Sénégal waruñu nangu homme politique yi nekk ay milliardaires waruñu nangu fonctionnaires yi nekk ay milliardaires loolu nga far fii ànd ak Macky Sall nekk feneen kenn waru ko nangu position de principe de te loolu mooy débat de fond bi. débat de fond bi mooy sénégalais yi waruñu nangu seen alal ñu koy luubal 1 milliard donte bu dee 1 milliard la. ka ko def dañ yoon daf ko war a topp loolu position de principe la te man ci loolu laa nekk alalu askan wi kenn warul nangu ñu luubal ko mais. ci ban droit expliquer ñu seen mbir moomu di initiative 35 ou initiative 2035 ngeen ni da ngeen di défendre président Macky Sall nan ngeen koy defee. non bàyyil défendre mais président xam nga président Macky Sall man jàpp naa ne ci bilan neex na défendre ci bilan rek. ak ci liggéey neex na défendre mais politique dafa compliqué boo xam ne nii bilan kese falul président. lan mooy bilan Macky Sall. mais bilan Macky Sall tey boo ko xooloon désenclavement réew mi équité justice li may wax rek redistribution équité territoriale réduction des inégalités soo jëlee programme d'urgence pour la modernisation des villes périphériques ñi nga xam ne nii les villes frontalières. liñ ci def ci alal PUDC aujourd'hui Sénégal en 5 ans plus de 200 forages réalisé nañ ko plus que lu ñu réalisé indépendance ba léegi tey du train bii ñuy wax xam nga Sénégal politiciens yi mu ngi mel ni aéroport bi ñu koy commencé 2007 di poser première pierre am na ñu doon wax éléphant blanc la tey TER bi dafay désengorger Dakar anticiper sur la ville pour 30 40 50 ans yéen a nekk ba jamono ji tey man je suis cohérent et constant ci sama ligne comprendre la Sénégal fi mu jëm pour 30 40 ans TER bi da koy régler bilan président aujourd'hui am na plus de pratiquement 300 000 ménages yoo xam ne nii musuñu ñam alalu nguur dañ daan fay seen impôt parce que képp ku jóg sax jënd paquet suukar fay nga TVA sa alal yaa ngi koy jox état mais tey bourse de sécurité familiale képp ku ne amul solo da nga xamul lan mooy ndóol ci biir réew mi ci dëkk kaw yi. alors dama ne même reddition des comptes vertu pédagogique bi mu am ci bilan bi parce que c'est révolutionnaire parce que wane na simplement. Sénégal 200 milliards Mimi Touré yi dégg nañ leen ci démb. ngeen ni Mimi Touré wax na dëgg fu ngeen ko teg. non xam nga li am solo. ci débat boobu li ma siy wax c'est aussi simple li am solo ci reddition des comptes mooy li mu indi ci exemple ku nekk. xam nga loolu moo ëpp solo ndax 200 milliards Mimi Touré yi loola ngeen ni wax na dëgg ana 200 milliards yi. non xam nga man duma la ne montant 200 milliards mënuma si avancer mënuma aujourd'hui man li ma jàpp procédure bi mu ngi en cours dossier yi ñu boucler gum CREI yi ñetti dossier la yaa ngi dégg donc loolu ñu ngi mun a évaluer montant bi bu dossier bi mais reddition des comptes. jàpp naa ne am na solo. parce que dafay permettre ku nekk booy wax ay wax 200 milliards di wax ay procédures yi nekk en cours loolu taxut ñuy wax 200 milliards 200 milliards moo di li nga xamante ba pare mbir mi boucler nañ ko ba jugé ko. est-ce que yéen a invité fii Mimi est-ce que yéen ay journalistes ngeen am ngeen xel est-ce que Mimi Touré dafa leen ne 200 milliards mu ngi ci biir keesu état bi. waxu leen loolu nee na récupéré nañ ko non waxul leen loolu. nee na récupéré la wax non waxu leen loolu. Mimi listé na ñi nga xam ne ni dossiers yi nekk en cours dossiers yi ñu bouclé mu ne loolu yëpp boo ko quantifié. jërëjëf Khafor Touré dinañ yeggali waxtaan wi ci kanam jërëjëf Abdou Khafor Touré bokk ci kuréel googu ñu sos démb ñu ni dañuy taxaw Macky Sall ci liggéeyam rek na ci wàllu politique tuddee ko initiative 2035 jërëjëf Georges Déthié Diop RFM matin bopp koñ.